waaw asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñi nga xamante ne yéen a safoo seen site d'information Chronique SN di leen nuyu également yéen ñi nga xamante ne yéen a ñuy seetaan à travers notre chaîne YouTube Chronique TV tey jii nag ñu ñëw intéressé aussi li nga xamante ne moom moo di nawetaan yi nag buñ ciy wax dañ ciy wax loo xamante ne daanaka mooy li nga xamante ne moom mooy ñagas si biir li nga xamante ne moo di mouvement boobu di violence yi nga xamante ne dañ koy faral di constater ci mouvement bi tey jii nag ñu ñëw fi nga xamante ne moom moo di Gueule Tapée amoon benn derby boo xamante ne moom moo doon opposé ASC Mbëti Pom ak ASC bi nga xamante ne moom moo di penc bu Gueule Tapée gis nañu ne nag match bi gannaaw ba ñu annoncé ne ñoom ñaar ñoo war a daje demi-finale violence yi si la tàmbalee ba jour match bi ba match bi ni muy jeexee moo tax tey ñu wàcc fi nga xamante ne moom moo di Gueule Tapée ñëw xool askan wi nan lañ gisee loolu dinañu gis si kanam incha allah ñëpp ñi nga xamante ne tey déploré nañu loolu nga xamante ne mooy phénomène bi nga xamante ne moom mooy sévir si mouvement nawetaan yi ngeen topp ma rek ñu dem. waaw comme ni ñu leen ko waxee woon tey ñu ngi benn ci ASC yi nga xamante ne ñoom ñoo doon daje di ASC penc tey nag ñëw nañu di wax ci li nga xamante ne moom moo di cadre violence yi ba tey moo tax ñu wàcc fi nga xamante ne moom moo di ci ASC bi laajte ñi nga xamante ne ñoom ñoo si dëkk sëriñ bi nuyu nañ la. waaw ñu ngi lay fay ku baax. waaw gannaaw bi nga xamante ne ngeen seen demi-finale contre équipe bi nga xamante ne moom moo di Mbëti Pom léegi ñu gis ni am na série de violence boo xamante ne moom moo amoon avant le match amaat tamit ci jour match bi après léegi loolu ban jàngat nga ci def. waaw maa ngi siyaar ñëpp di nuyu ñëpp di wax comme ni nga ko waxee rek parce que c'est un match boo xamante ni derby la te derby ku xam derby toujours noonu lay mel day am violence mënu si ñaax ndax nawetaan moo baaxoo loolu mais donc toujours nag tamit aussi day am tamit ñoo xam dañ ciy rax bon ñoom ñooy créer xeex yi di créer kii pour histoire di am boo xool ñi nga xamante ni ils sont intéressés ci muy ñu yor staff wala boog ñu yor ñi nga xam ne ay amateurs en tant que ay footballeur du ñu indi xeex ku ci mel ni ñun koñ bi fii xamuñu loolu mais souvent ñoom ñoo lay provoquer parce que football ku ñu gagné ak ku ñu gagné la mais buñ la gagné c'est tout à fait normal nga am lu la métti parce que ça ñëpp lay dal waaw déception la rawatina derby bu toll noonu kenn du bëgg a ñàkk parce que booy dañuy toog ay fan duñu nelaw nekk si match bi si liggéey xam nga xëy un bon jour ñàkk sa match dafa xaw a métti léegi nag ki gagné na toog ko ñu mu jubilé mais mënoo gagné di dugg ko ñu jàmbur lu la fa def yow yaa créé sa boobu violence. kon su ma la déggee rek dafa mel ni violence bi da nga jàpp ne yow si camp bi nga xamante ne mooy Mbëti Pom la jógee. waaw parce que mën naa ni fa la jógee parce que ñun li ñu fekkee rek la ñuy wax ñun les jours yi ñun jógee nañ match seetaan nañ ñëw toog defuñu dara xeexuñu def na fi leen toog di werante suñu match fii la ñu fekk tëmbal ñu ay xeer fii ci buntu fast food bi tëmbal ñu ay xeer kon kooku te ñoom ñooñu ko teg kon ce qui veut dire que ñoom ñoo ñu provoqué ñun bu ñu réagir ñoom la. beneen bi si topp démb ci guddi l'autre dafa dugg ba ci biir kër gi génnee paaka fekk sama benn frère ñu ko carrément ñëwal dugg ba biir kër jàmbur yor sa paaka duggee sa koñ ñëw ba koñ jàmbur kon loolu fii nga xewee léegi démb ci guddi ce qui veut dire que ñoom ñooy provoqué incident yi am mais nag ñi ni duñ gis loolu xam nga Sénégal xamul ku tooñ ku fayu la xam c'est ça le problème. léegi ñu gis ne seen derby bi dafa am benn singularité bi nga xamante ne penc ak Mbëti Pom jegante bi daanaka tali bi dafa mel ni bu ma ko franchir rek yegg fi nga xamante ne moom moo di Mbëti Pom léegi te ñi nga xam ne ñooy organisateurs yi nee nañ ñoom tegoon nañ dispositif sécuritaire boo xamante ne ni tey waroon na mën a permettre ñu jouer match bi sans violence ñeem jaay nag nee nañ yéen ñi ngeen jegante trop moom moo tax booy xool affaire yi question de famille la. waaw question de famille la parce que ñun ñëpp ñoo bokk boo xoolee même ñaari équipe yi doon jouer sax joueurs yi ñoo bokk même sélection yi ñuy jouer dëkkuwaay bi tamit aussi benn la ñiy fréquenté fii ñooy fréquenté fële ñooy ànd di dem géej di def le tout le problème en est que dispositif côté sécurité dañ ci yéex a jug avant parce que match bu toll nii veille match policier war nañu war a mën a civilu sax même bu dee dañuy civilu sax nekk ci biir koñ yi toog wala ñu sol seen tenue nekk ci biir koñ yi parce que policier nit ku ñuul moo ragal policier am na fa woon bu fa policier taxawee nit amul audace taxaw yor xeet di ko sànni même ba match ba sax loolu ñoom dañu yéex a réagir il a fallu que incident am ba jouru match bi ñoom ñuy door a woote renfort doyul nag franchement parler sécurité bi moom doyul waaw ils sont venus tard waaw dañuy bàyyi ba xeex am ba xuloo am ba gars yi jamante lu yàgg ñuy door a ñëw. waaw léegi sa dernier message nag ñu lay jaajëfal. waaw mooy que ni di kontaan seen taxawaay seen liggéey rafet na aussi waaw parce que métti na mais tamit aussi ñu xam ne daal nawetaan la rek te foo dem tamit aussi tamit looloo fa am zone yëpp la am waaye. waaw yaay booy nan nga gisee violence yi nga xamante ne tey am na ci nawetaan bi. vraiment violence bi ñun da nga leen di wax dañ say sonn parce que mënuñu accepter benn koñ
ay dëkkandoo pratiquement mu am benn tali bu leen séparé nawetaan ñëw il devient des ennemis nekk ay noon yoo xam ne kenn xamul lu mu doon di sànninte ay xeer di sànninte ay di jamante pratiquement presque mi ngi si nawetaan yi. waaw te yow da nga jàpp ne suppression éliminer li nga xam ne moom moo di nawetaan moom mooy solution bi daal. je crois que c'est la seule solution parce que bu sport ñëwee du ñu xam ne sport la c'est la violence qui suit donc bu dee loolu la nañ ko supprimer ñun ñëpp ñu am nekk si jàmm ak salaam xale yi nekk si jàmm mag ñi nekk si jàmm koñ bi nekk si jàmm ak salaam. mel ni yéen ñaari ASC bu ñu dajee rek seen xel dootul dal. mais pratiquement ñun bi ñu annoncé que ñoom ñaara war a daje ba tey kenn nelawatul parce que on sait que c'est la violence qui commence et c'est la violence qui va terminer et ça va continuer te ñun loolu la ñu bañ dañu bëgg a noppaluku suñuy doom yi da nga leen fonk nañu ñaari équipe yëpp mais bu dee violence moo si nar a topp nañu dimbali ngir yàlla yonent bi ñu arrêté ko voilà mu jeex. waaw ba tey ci concernant li nga xamante ne moom moo di violence yi am ci nawetaan yi ñu ñëw seet ci ki nga xamante ne moom moo di chef de quartier Gueule Tapée Xob fii di Sakho Ndour salaamaaleykum góor gi Sakho nuyu nañ la. waaw fay nañ la di la ziar di leen ziar yéen ñëpp ko. waaw ñu gis ne gannaaw match bi nga xamante ne moom moo boole kii di Mbëti Bom ak Penc ñu gis benn violence boo xamante ne moom moo ci am gannaaw avant match bi di am ak match bi après le match ban jàngat nga def ci loolu. loolu jàngat bi moom benn la rek quoi des fois mooy lu ñëppay métti lu at bu nekk si violence wax su dul Penc mbott mais dans l'ensemble nawetaan yëpp quoi. bon lu ñu si déplore rek mooy Gueule Tapée c'est des frères des parents des amis xamante ne pour 90 minutes mu jaral leen ko loolu moo ci xaw a généreux mais à part ça tàmm nuñ ko quoi on est habitué des faits te ça perdure quoi. mais àddina noonu la tuddee ñëpp mënuñu far fenn da nga gis benn famille ñi nekk chrétien ñi nekk musulman te dañuy cohabité wu. bon peut-être que ren esprit jukko yi ñooy yàqu rek ñun man je suis trésorier plus de 10 ans. bu ma demee mënut dama toog fële bàyyi sama doom nekk secrétaire général bon maladie moo tax ren bokkul. mais am na yoo xamante ne jaru ko ñun dañuy doom ànd di tuddante ay doom di takkante jabar def lu nekk. bon tey soo ko dee xool Gueule Tapée su ñu am benn association xamante ne day fédérer tous les anciens de Gueule Tapée muy Penc muy Mbott fa muy Jekk muy yeneen as faad yeneen as yëpp. parce que ñoom du ñu ko màggandoo yarook loolu créer benn équipe l'équipe du dimanche. chaque dimanche que Dieu fait soo demee de la fosse c'est des sportifs la nga fay fekk et pourquoi jàmm boobu nu am seen biir mënul am si xale yi mais si ñoom la dans l'ensemble. léegi nag ñun li ñu leen di ñaan mooy nañu supprimer nawetaan yi parce que mag ñi nelawatuñu xale yi toogatuñu affaire bi metti na parce que doo mun a comprendre bu subaa ñu ànd bu nawetaan ñëwee ils deviennent des ennemis. mais derby pour faire quoi 90 minutes loolu derby amu ci. yow man gis nga man su ma doon raisonné si cadre nawetaan man dama ragal bon président ñoo politicien ñoo ragal mais su ma doon moom Macky Sall tey damay tas nawetaan gis nga li muy xeex nii si affaire environnement cadre de vie mais naka jaar si nawetaan bi. donc da nga jàpp ne solution bi moom mooy supprimer nawetaan. supprimer ko totalement mais li xale yi football nawetaan nu ñu koy def derby ku gën a set sa quartier setal jikko yi mais parce que jikko yi ñoo dee. jikko yi ñoo dee diine li ñuy wax yëpp presque c'est dans l'ensemble il faut raisonner vraiment sur le plan général. ñun duñu juddu Penc man parce que man première année carré Penc ci la football naa ko mais benn équipe moo nekkoon Gueule Tapée mu dem Aigle d'Azur benn équipe moo fi amoon mu dem Aigle d'Azur mbott foofu ñëpp fa la jëm nekk Penc créé en 74 xam nga mais ñu fa doon football Penc ñu doon football c'est les mêmes gens ñu doon ànd bokk ndey at bàyyi. waaw ginnaaw bi nga xamante ne jógee nañu ci ASC bi nga xamante ne moom moo di Penc dugg nañu fii nga xamante ne mooy Mbëti Bom daanaka nag doxuñu lu bari booy xool ASC yi tali bu ndaw bee moom moo leen séparé yaakaar naa moo tax derby bi gën a métti Cheikh yi nuyu naa leen. waaw fay nañ la. tur bi naka la. Tafa. waaw gis nañu gannaaw bi nga xamante ne tirage bi ba leen génnee yéen ñaar moo xam Penc ak Mbëti Bom ba ngeen déggee ne yéen a daje rek violence yi c'est la tàmbale daanaka léegi yow nan nga gisee loolu. dëgg la ba ñu yégee ne ñoo daje cool yi bari na trop xam nga wante am na loo xamante ne moom da ngay nangu lu yàlla dogal parce que Penc yàgg nañu gagné ñun ñu muñ ba suñu xol gagné nañu ñaari yoon parce que alxuraan gagné boo xamante ne moo ñu gën a metti ci zone bi. wan ñun ñu ñëw gañe leen ñoom te ñu waroon nangu te gëm yàlla
mais gars yi nee nañu yéen si seen jubilé bi dafa débordé quoi da ngeen ñëw ba seen ASC. non même pas que suñu jubilé bi dafa déconné parce que ñoom ñoo provoqué parce que ñun tu ñu dëkk suñu koñ ñu am victoire te ñoo war a fêter suñu victoire wante ñoom ñoo dugg ci biir yàq hôpital bi xam nga loolu c'est pas normal tamit toj nañ ay kër jàmbur toj ay oto jàmbur te loolu tu yoon ñun provoqué wuñu kenn ñoom ñooy ñëw ti dugg si koñ bi ti indi ay violence affaire yooyu noonu man cooli sax yëguma ko boobu regroupement la ma fekk gars yi dañuy woo. joueur nga wala da nga bokk ci non maa ngi si équipe bi gars yi dañuy woo naa ñu xeex am na fii affaire yooyu noonu wante yàlla xam nga yëguñu si dara. mais par rapport ak seen organisation est-ce que def ngeen lenn aussi pour sensibiliser gars yi ñu wàññi violence bi. non gars yi waxtaan nañ ak ñoom supporters yeeg ñëpp waxtaan nañ ak ñoom avant match bi lañ wax ak ñoom coow bu mu am xuloo bu mu am ba si ñëpp d'accord ci ba stade bi sax coow ba mu doon am noonu gars yi dañ doon wax bu leen coow parce que ñun ñooñu nit koo xamante ne waa Mbëti Pom boolewuñu dara ak wax dañuy jëf ñoom nañ nangul yàlla dogal gagné nañ leen non nañ gëm yàlla parce que c'est le travail qui paye nit moom loolu liggéey rek moom nga mën a wane. barke alxuraan ñun match bi dañ ci sonn dañ ci daj lu nekk liggéey lu metti ba ñuy jug penc jugul penc équipe bu mag la buñ ko dóoree tamit dafa war a nangu lu yàlla dogal. waaw léegi sa dernier message rek. waaw sama dernier message maa ngi nuyu ñëpp ci sant ñëpp ma leen di ñaan te yàlla rek tax waa penc yi te yàlla tax ak waa Mbëti Pom yi ngir yàlla nañ bàyyi cool yi bàyyi xuloo bi bàyyi xeex bi ñun xuloowuñu xeexuñu te ñuy préparer suñu final incha allah te dañoo bëgg a jël coupe bi. final bi PT ngeen di am. final bi waaw PT la ñuy am yàlla baax na daal li ci kanam raw li bët. ñu ngi leen jaajëf waaw tey ñu ngi fi nga xamante ne moom moo di Mbëti Pom ma am sama yaay booy sama wet doon ko laaj lépp si addu ci violence yi nga xamante ne gis nañ ko ci match nawetaan bi yaay booy nan nga ko gisee violence yi nga xamante ne am na ci. xanaa di ko méttitlu rek ndax dañ na Mbëti Pom ne penc ñu bokk ndey ak baay man mii di wax ak yow suñu kër penc nga fa Mbëti Pom nga fa. kon ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay xale yi nag dañoo war a xam ne ni lu ñaaw xaju si diggante bi lu ñaaw xaju fi ndax waa penc bu ñu amee dëj waa Mbëti Pom dañ leen di jaal waa Mbëti Pom bu ñu amee penc ñoom ñaar ku ci am jàmm dañuy dem ku ci am salaam dañuy dem kon nañu nekk benn kër yi ñuy yàq borom kër yi du ñu tabax seen kër ba pare sonn ci ay xale ñëw di ko yàq. même hôpital bi sax il paraît que épargne wuñ. hôpital bii nga xam ne mooy suñu sac ku feebar doo dem Abbas na doo dem Dantec fii ngay ñëw dégg nga xaaju guddi boo yeewee ñëw fii ñu faj la kon waruñu ko yàq. xam nga man lu ma bëgg nga naan ma. Samba toj nañu otam. Demba toj nañu këram. waaw kon léegi ma informé la hôpital Elisabeth bu Gueule Tapée ñun dem nañ ko constaté nañu ne carrément am na ay dégâts yi nga xam ne moom moo fa am. non xam nga tojuñu hôpital Elisabeth Diouf ce qui s'est passé mooy ay xale yu ndaw ñoo doon sànnante ay xeer si couloir boobu Elisabeth nekk mu dal si lumineuse bi mu toj. mais les gens se sont insigne lumineuse bi nit yaa ngi wax ne toj nañu hôpital loolu dama wax ne kuy éduquer kuy informer warul sax wax loolu toj nañu hôpital ban hôpital lañ toj lu am lii mooy lu nga kon xam nga yow fekkee woo man su ma fekkeewul am naa nit bu ma fa defoon fekkee na match bi balaa muy commencer ba bu muy jeex le commissaire Sow je parle à la télé ou à la radio et je me permets de citer une personne assermentée le commissaire Sow de la Médina xam na ne ko on avait mis là-bas des personnes qui étaient en train de surveiller les va-et-vient mouvement yu fa amoon yëpp donc aujourd'hui man lu ma gëm ne mooy les purs responsables du nawetaan ñu nga xam ne xam nañu fan la nawetaan jógee fu mu toll tey jii ak fu mu jëm c'est pas eux qui ont créé la violence les personnes qui ont été appréhendées que ça soit ici que ça soit à Rufisque et ailleurs ñu si gën a bari c'est des bandits des voyous des ivrognes donc léegi ñooñu c'est à eux qu'il faut s'adresser le problème de violence aujourd'hui phénomène de société la tout à l'heure maa ngi dox ak kenn mu ne man sama jàkk koñ sax am na violence donc c'est un phénomène de société. man daal li may ñaan mooy kilifa diine yi nekk si ak chef de quartier yi ak notaire yi ak notable yi nañ dajale xale yi ñu jàmmoo jàmm daal moo jiitu te loo gis jàmm moo ko lal ñun penc mënuñu leen xar Mbëti Pom mënu xar penc mënu xar Mbëti Pom ñoo bokk ndey ñoo bokk baay te ñoom xooluñu exemple yu jëkk ya Baye Fili ju fii la dëkkoon si Gueule Tapée tuddee Youssou Traoré doom te kii nekk Mbëti Pom kii nekk penc Omar Gueye seen dafa dëkkoon penc di joué Mbëti Pom Pape Diagne bu Fann moom ak Lamine Niang ñoo doon xaritu benn baka kii nekk Mbëti Pom kii nekk penc kon nañu jàmmoo man daal jàmm laa paix. waaw léegi nan nga gisee ñi nga xamante ne ñooy joxe solution comme quoi que nañu éliminer li nga xamante ne moom moo di nawetaan est-ce que d'accord nga ci. nawetaan moom mënuñu ko éliminer ndax nawetaan xaalis la
buñ ne dañ koy éliminer tamit buñ ne mënuñu ko éliminer ndax ñoo moo ma dëkk man daal jàmm moo gën lépp bu jàmm jiitoo lu si nekk soog a ñëw na jàmm am na ku jor sa doom na nga ko téye ku yor sa doom na nga ko yar ku yor sa doom na nga ko téye sa kër ku nekk toog fa nga dëkk jàmm nañu yar xale yi. mais est-ce que jàpp nga ni ODCAV bi dispositif sécuritaire bu mu waroon teg pour match bi jàll ci anam yi gën def na ko parce que gis nañ ne ay lacrymogène lépp am na si. waaw ODCAV moom xaalisam rek la occupé mais nag moom service de l'ordre bi ñoom ñu ngi leen di solliciter vraiment ñu ngi leen di féliciter amuñu jàmm depuis samedi ba léegi amuñu jàmm buñ fi nekk woon mu gën a ñaaw service d'ordre bi daal ñun sant nañ leen gërëm def nañ seen liggéey waaw wasalaam. Ah non, ah oui, lem ba muy commencé waa ji déclenché. waaw Sow ñun ñoo ko gisandoo gis nga li ma lay wax rek derby bi dafa am benn particularité bu ci am dafa am singularité parce que booy xool daanaka ñaari ASC yi li dox seen diggante lu tuuti la donc yow nga di joueur nga di acteur d'abord léegi yow nan nga gisee violence yi nga xamante ne am na ci diggante ñaari ASC yi. waaw violence yi moom ñëpp a ko méttiirlu parce que jaru ko ñoom nañ ñu daan gagné ñun ci jour bi la ñuy jooy li ñuy jooy pare nañ ci. waaw kon fair play kon da ciy bokk bu ci fair play bokkee rek violence du am waaw défaite moo ànd ak victoire da ngay gagné tey suba ñu gagné la waaw da ngay nangu rek taal nangu ndogal la rek. waaw garaaw yow léegi en tant que joueur da nga joué ñaari ASC yëpp wala. waaw man joué naa ñaari équipe yëpp. ñaari équipe yëpp football naa ko. joué naa penc loolu nan nga ko dundee en tant que joueur. non mais bokkul parce que sa koñ mënoo ko yemaleet foo dëkkul. xam nga ndam lii nii man moo ma gënal sax coupe yi ma fi gagné yëpp ndam lii tey nii moo ma gënal coupe yi ma fi jëlat bii ma fi dugal yëpp. waaw di rappeler ne ñu ngi Neymar macha allah moom zone 2 ñi ko faral di seetaan xam nañ ko bu baax a baax joueur bu efficace la daa wuyu na trondo bi rek wuyu na ko waaw léegi ban message ngay lancé par rapport ak violence bi gis nañu même hôpital bi gars yi épargné wuñ ko. waaw violence bi nag ñoom mooy li ma la wax rek boo nangoo ndogal rek yaakaar naa ne violence du fa am. kon si bu mu la déggee violence bi da nga jàpp ne fële la jógee. non mais foofu la jógee parce que ñun gagné nañ ñu ñoom ñaata yoon ñun mosuñu def violence yi nii dañ ko wax te dee. mais gars yi nee nañ seen jubilé bi moo débordé da ngeen débordé ba foofu. ñoom non mais c'est normal parce que victoire bee toll noonu. dañ ko namoon c'est normal ñu jubilé. jubilé bi nag non mais lay det koñ bi benn tali la. yow boo taxawee sa koñ tali séparé ñu ñun am nañ droit taxaw suñu koñ jubilé. jubilé bi nag pétard sax bu taxee ti taxaw à 5 mètres dina ko dégg c'est normal ñoom ñu dégg jubilé bi c'est tout à fait normal oui loolu du dara quoi c'est normal. donc final bi yéen ak PT la nu ngeen koy waajalee xam naa perspective lay doon. waaw ñun ak penc bu tilleen la. penc bu tilleen waaw mooy PT mais penc bu tilleen mooy liggéey bi. penc mooy liggéey bi quoi. waaw comme que nag ñun. suñu objectif moo doon gagné ko moom dem jëli coupe kon ñun suñu final loolu suñu motivation. parce que bu dee ñun at penc bu tilleen bon bërki démb at démb amu fa ñun ak ñoom historiquement léegi nag suñu motivation bi ñuy teg mooy jël coupe ñoom ñu bokk ci parcours bi ñun loolu suñu objectif final. waaw kon baax na ñoo déggandoo di leen jaajëfal yéen ñëpp. en complicité ak sama équipe technique bi nga xam te ne macha allah ko dirigé ñu ngi ba tey fi nga xam te ne moom moo di Mbodi Poma ñëw nañ fii beneen bërëb si biir waaw ñëw laajte gars yi rek xam nga lu jëm si demi-finale beeg yooyu violence yi nga xamante ne tamit également ñun ñëpp ko ñaawlu salaamaaleykum sëñ bi nuyu nañ la tur bi nag. waaw man la Cheikh bi tey ñoo lay fay bu baax waaw naka nga gisee tey violence yi nga xamante ne ba ngeen tirage ba ngeen déggee ne yéen a daje ba tey gis nañ violence yi si la tàmbalee. match bi noonu après match bi itam ngeen nekkal ko ci ba tey. mais nan nga gisee loolu tey. mais tu sais yàgg nañ football ñoom yàgg nañ ñu gagné aussi mais tamit nit ñëpp dañu war a di fair play tu sais penc ñoom li ñu jéem a indi nii doxul parce que fii benn tali moo ñu séparé donc warul ñaaw mais chaque jour violence bi si ñoom lay jógee loolu war nañ si wax aussi booy fii yàgg nañ ñu gagné mais boo yëpp dañuy toog gérer ko mosuñoo indi violence mënuñu indi problème mais ñoom dem bay toj ay hôpital tamit nga xam ne trop c'est trop gars yi booy moom ñun violence ñun ay tubaab la pierre la woon de. échange de pierre non loolu qu'on se dise la vérité c'était eux hôpital bi biir Mbodi Pom la nekk ñoom seen papa yi seen yaay ñëpp ci biir hôpital bi la ñuy fayoo waaw donc ñoom suñ demee ba jël engagement toj nañ fi ay kër ay oto jàmbur ñoo xam ne xamuñu sax Mbodi Pom dañ fi ñëw rek yooyu yëpp yoo xam ne kër goo xam ne mu ngi soogay pare ñu yàq ko donc loolu c'est pas normal du tout
donc lu ëpp nag trop c'est trop booy sauvagerie totale lañ nekk di def qu'on se dise la vérité lu waa penc di def sauvagerie totale la voilà te dàquñu ko fii booy mais ñun dañuy dawal xel duñ mës a dawal ak ñoom loolu esprit de dépassement la rek ñoom. gars yi dañ ne woon enjeu yi gars yi dañ ne enjeu yi seen côté la ëppee parce que booy xool phase finale mosoo leen gagné ki nga xam ne moom moo di penc moom moo taxoon daal tey seen motivation bi dafa ëppoon quoi te feet bi da ngeen ko feetee ba mu ëpp est-ce que du loolu. ñooñu duñ seen morom nawloo ñu leen ñun ñaata fois lañ tegle di jël coupe gis nañ fi ku ne gagné nañ fi équipe bu ne donc ñooñu nawloo ñu leen ñun ñu gagné leen nii du victoire ñun du lu réussi ñun sinon di nga gis koñ bi mi boy ba léegi ñoom suñu gagné woon ba léegi nu fay demee alors qu'on se dise la vérité mais violence bi dafa doy lu ñu nekk di def trop c'est trop booy yëpp xool nañ nag ñëpp jël nañ engagement dugg nañ fi tooñ nañ booy suñ te ñoom heure bu ñu koy def heure tapet la sax fu booy demee wala ci kii ay 5 heures du matin ñëpp tëdd ñuy yàq hôpital yi wala ñuy yàq kër yi alalu jàmbur ñoo xam ne seen yoon nekku si donc trop moom c'est trop qu'on se dise la vérité. premier message mooy maa ngi lancé jeunes yëpp à la non violence voilà football sport la day réunir mais pas nekkul di xaajale nit ñëpp benn lañ fii mbëti bam penc yëpp c'est la même chose donc on n'a pas le droit nekk fii ñii di sànnante xeer wala qu'il se fasse des trucs kenn boo gaañoo yaay faj sa bopp sa parents yi ngay sonal voilà na ñëpp dox si jàmm loolu daal laay ñaan waa du leneen yëpp nag lu si des nit yi nañ dawal ak seen xel comme jeex na. waaw kon ñoo ko déggandoo message bi benn la rek sport dafa war a boole mais warul xaajale donc lii lañ leen indiloon ci seen reportage du jour di leen jaajëfal yéen ñi xam te ne yéen a safoo seen site d'information Chronique SN di leen jaajëfal également yéen ñi nga xam te ne yéen ay safoo seen chaîne Chronique TV jaa ngeen jëf.